mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak président Boubacar Camara nekk nag président mouvement Jëngu président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Ahmed. fa ñuy dooree laaj yi rek nag mooy lu jëm ci wàllub politique comme que mouvement politique la ak nag dañu seetlu ne daal waa société civile ñu bëree bëri ñoo xam ne xamee wuñ leen woon wàllum politique gis nañ leen daal ñu jékki-jékki rek ren daal ñu bëree bëri moo xam ancien capitaine. impôt et domaine ñu gis ku mel ni yow nekkoon directeur général ko douane ñu gis daal secteur yu bari ñu xamee wuloon politique dugg ci lan moo ko waral yow en tant que koo xam ni concerné nga. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di la sant ci dalal bi ñu dalal tey fii ci sunu siège bu bees bi nekk VDN di la sant di nuyu sa téléspectateur yëpp di la féliciter ci sa émission bi nga xam ne bu am solo la ñu bare di ko déglu. waaw sa laaj bi su ma ciy tontu dama lay wax ne rek lépp lu yëngatu rek li ko yëngal moo ko ëpp doole bu ñu demee Sénégal ba nga xam ne ñu bare ñoo xam ne kenn mosu leen foogee ci wàllu politique ñu yeewu taxaw dafa fekk ne rek réew mi moo toll foofu réew mi moo toll ci tële réew nag bu tëlee te defal la lépp fexe ba nga jàng ba mën a tekki ba ñu mën la ràññee ba mën a am ay poste de responsabilité di liggéey sa réew sonn ci lool boo demee ba gis ne réew mi ni muy doxee fi mu jëm ñax du fa sax da ngay jóg taxaw moo tax ñi nga xam ne dañu nekkoon ci biir système u état bi ba gis ni muy fonctionner gis loo xam ne lii dafa ëlëb seen xel tiital leen ñu jaaxle te xam ne amuñu droit taxaw moo tax ñu jóg pour gis li war ci réew mi jóg taxaw def li leen war ci li war ci réew loolu moo koy justifier. mais bi ngeen nekkee ci appareil bi duñ dégg ngeen di wax. waaw parce que du suñu rôle boo nekkee ci biir appareil étatique ku nekk da nga am sa rôle buñ la nee douane nga nekk da ngay dem collecter ji impôt daal di xeex ak fraudeurs yi bu dee da nga nekk impôt nga dem collecter impôt et cetera boo nekkee ci armée bi buñ la yóbboo guerre nga dem boo nekkee inspection d'état buñ la joxee dossier yëpp da nga koy def ci sutura loolu mooy règle yi cadre boobu nag. boo demee ba bugg politique da nga ciy génn moo tax ñi ko def ñëpp man dama leen di féliciter parce que dañu seetlu ne réew mi moo leen defal lépp loolu la ñu bari di bàyyi xel parce que ëllëg dañuy bañ ñu ne leen am ngeen responsabilité parce que gis ngeen réew mi ni muy fonctionner toll na benn dayoo boo xam ne bii kenn mënatul toog di seetaan te dayoo boobu la foofu la Sénégal toll dafa tële bi nag li ko waral mooy da ngay gis yu bare dañuy def jëf yoo xam ne dafa waroo ak seen wax. dañuy wax loo xam ne xamuñu ko mënuñu ko da ngay gis sax ñooy wax loo xam ne lii naruñu ko ba pare nag ñu jël nguur gi li ci gën a métti dañ ci boole ñu ci bokkul boole ci lu ci bokkul xam nga boo demee ba alal réew ñëpp bokk ko nga dem ñu koy saax-saaxee ba nga xam ne état bi fi nekk amuñu capacité lutter contre la corruption amul benn cas boo xam ne bii ci seen biir la lu ne fàng nga gis ko te ñu taxaw xeex ko yi feeñ sax dañ koy nëbbal seen bopp di protéger ay nit réew bu demee ba toll foofu day jóg dafa jot looloo tax ñoo ñu jóg looloo tax nag sénégalais yépp war a jóg fii mu toll nii bu ñu bàyyee ba lii wees dinañu regretter boo xam ne bii bu ëllëgee kenn du ne nit ñi jóguñu woon kenn du ne nit ñi waxuñu ko woon toog nag naan xamoon naa ko nii la demee woon loolu dafa weesu ci Sénégal fi mu toll. pour Boubacar Camara daal moom il faut que changement am ñi fi nekk il faut ñu jógee fi. waaw li fi ne moom xam nga banqaas bu fàq la rek moom daanu bi moom day am problème bi kay mooy ndax dañuy daanu ci gënnus gi wala dañuy daanu ci dër gi waaw daanu gi moom day am parce que sénégalais yi déglu nañ li ñu wax li ñu yëg li ñu leen diggoon yëpp defuñu leen defaluñu leen li ñu amoon kas néew foqati nañ ko seen loxo. alku bi moom dafa Sénégal daal dafa bloqué bu ñu ko bëggee résumer. te ñoom ñuy wax ni seen infrastructure yi ñu def nombre d'autoroutes yi ñu defar kilomètres yooyu yëpp. kenn mësu ko fee def. waaw xam nga yooyu day c'est pour ñu taaxirlu rek ndax ñi nga xam ne ñii ba léegi seetlooguñu mbir yi bu baax mais ñiy dund li ñuy dund yeewu amuñu dépense amuñu ndox sa doom mënatul jàng bu jàngee du am stage. bu du am liggéey nga war a nga feebar war a faju mënoo faju nga am sa gerte mënoo koo jaay amoo dërëm booy def ngay toltolaan
mais ñi nga xam ne ñu ngi liggéey même ñi am place su liggéey sax amatuñ ko menuisier yi am mécaniciens yi bés bu ne ñu dàq leen seen i place yi amatuñu sax fu ñu liggéey lu ne ñu teg ko seen kaw ñooñu boo leen di wax ne da nga tabax nga fii tabax nga faa duñ la sax déglu moo tax façon inauguration yi man su ma gisee daf may fàttali lu bare inauguré di dem di inauguré ay bâtiment yoo xam ne yi nit kaa ngi ni biir bi dara nekku ci mu ngi am jaaxle suba tabaski baa ngi di ñëw kenn xamul looy def nga ñëw ne da ngay def ay inauguration foog na mën ngaa nax nit ñi loolu dafa percé loolu moo tax aujourd'hui sénégalais dañu yeewu ñoom nag dañu tey sénégalais dañuy xaar bés bi jot ñu ñëw taxaw loolu moom moo am solo fi mu nekk nii. d'accord bu ñu waxee inspecteur impôt domaine bu ñu waxee tamit quelqu'un boo xam ne dafa doon liggéey ci douane rawatina nag ab directeur général ku mel ni yow ñooñu dinañu xam daal maanaam xaalis trésor public ni muy duggee génne ak ni ñu koy collecté dajale suñuy impôt yooyu dëkk bi am na xaalis wala amul xaalis. dëkk bi dafa am xaalis bu ne gañ am suuf su am ay richesse yu ne gañ am jaww ju am richesse bu ne gañ suñu droit de trafic aérien rek liñ ci mën a génn ci xaalis kenn xamul lu mu toll lépp fi am macha allah loolu moom kenn mënul xam loolu naka la ko kooku daal suñu borom rek moo ñu ko jagleel ak ñaanu mag ñu baax am xaalis bu léegi nag xaalis boobu naka nga koy génnee ba liggéey ko ci réew mi ci jëriñu askan bi loolu la gaa ñi deful moom la nguur gi deful. voilà ñoom liñ ciy fexe mooy li ñuy yóbbu seen biir groupe la rek boo xam ne bii ba soriwul sax lu ci ëpp sax ci famille la ñooy bokk sax kii bu guuxee pétrole bi kii ñëw daw ak zircon bi kii ñëw daw ak or bi séddoo boobu ñu jël Sénégal def ko gâteau moom moo tax la majorité des Sénégalais gisuñu seen bopp ci nguur gi même parti politique yi nga xam ne dañ nekk au pouvoir ñi nga xam ne dañuy xeex ak ñoom sax di ànd ak ñoom pour ñu am pouvoir ñi ci ëpp gisuñu seen bopp ci pouvoir parce que réew mooy fan laay jëlee xaalis bi ak fan laa koy def ba mu jëriñ réew foofu la ñu lajjee lajj nag bu ko nit amee di bañ lu da nga koy yëkkati rek wolof dafa ne ku xamul suur naa da ngay yëlëb loxo foofu la ñu toll aujourd'hui. foofu la ñu toll. waaw donc c'est que fi ma la ko laajee mooy da ngay dégg léeg-léeg am ñu wax ne la les caisses de l'État sont vides dërëm nekkatu fa par contre ñoom seen ministre économie ak finance nee na caisse yi amoon na 700 milliards ci ñetti weer ci ginnaaw coowu xaalis am na fekk amu fi. waaw yooyu yëpp ci naxaate yi la bokk parce que boo lebee ba ne gucc war a fay weer wu ne ngay fay bu ñu xoolee sa caisse fekk fa tuuti xaalis nga ne lii laa yore ci xaalis moo ko Sénégal dañoo leb ba ne gucc te croissance bi ñu am dafa amalul njëriñ sénégalais yi. dafa am ñaari façon croissance boo xam ne bi da nga koy am it ay investisseurs étrangers ñu dugal xaalis tabax ay bâtiment ay autoroute ay aéroport xaalis bi day bare ci mbind ñu ne daaw lii la ñu amoon ren lii la ñu am ñu seet diggante bi ñu ne Sénégal yokku na mais yokkute bi bénéfice bi day dem bitim réew donc ñi dëkk ci réew mi duñ ci dund ñaareelu croissance bi nga xam ne ñun moom la ñuy def promotion ci sunu programme mooy croissance boo xam ne fii dafay am jeexital ci waa réew mi ci ñaari fànn benn bi mooy artisanat lépp li nga xam ne artisan la ñi nga xam ne cordonnier la li ñuy liggéeyee ñu fexe ba liggéey bi ñuy def mu des ci réew mi ñaareel bi produit yi ñuy am Sénégal ñu transformé ko jël gerte béy ci dund béy denc béy séddale béy weccoo béy nu mu tuddati fexe ba échanger ko donc loolu mooy tax réew am croissance boo xam ne bi nit ñi dinañ ci gis seen bopp mu ngi mel ni nga jël sa xar rek yar ko ñu yar xar bi ci biir kër gi mu nekk ponkalu xar ba nga takkal ko téere waaw mu am karaw gu rafet ne ponkal yow mi ne ci biir kër gi xar mi amalu la njëriñ boo yégee ci kawam sax mu mbëkk la te xar mi doo fekkee fu ñu koy reyee doo fekkee fu ñu koy feese doo jot ci yàpp wa doo jot ci graisse bi loolu mooy croissance bu amul njëriñ Sénégal croissance bu amul njëriñ ci population yi la am croissance bi ñu soxla mooy bu am njëriñ ci population yi. d'accord mais léegi-léeg ñu wax secteur privé national ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di liggéey par rapport ak étranger nasaraan yeeg yooyu ñu ne ñoom daal ñëw jël suñu bien yëpp bu ngoon jotee ñu jël koppar gi yëpp yóbbu ca bitim réew seen nekk fii amul njariñ mais am nañu loo xam ne ñun ñoo ko moom bokk ministère économique finance lu mel ni douane bi nga xam ne foofu nga nekkoon lu mel ni port lu mel ni LONASE et cetera
xaalis yooyu noonu ak fi muy jógee noonu dañ koy politiquer wala lan ba sénégalais yi ñoom duñ ci gis seen bopp. waaw mooy li ma la wax rek. bu fekkee ne réew dafa am xaalis da ngay fexe ba xaalis boobu buñ ko liggéeyee ñiy liggéey ci réew mi liggéey ko mu amal leen njëriñ donc secteur privé boo bëggee moo am doole da ngay fexe ci sa commande publique même bu dee ku jógee bitim réew moo gagné marché bi da ngay fexe ba mu liggéey ak entrepreneur yi nekk fii au Sénégal mais loolu état moo mën a jël décision boo jëlul décision ki gagné marché bi ku ko neex lay liggéeyal yow yaa koy négocier donc ni ngay négocier capacité de négociation boobu moom la Sénégal ñàkk parce que da ngay ñëw rek gis ku jógee bitim réew indi xaalisam loolu lu baax la bu ñëwee dugal ko sa réew yow yaa war a xool yan condition lañ ko war a toggee mais boo ko bàyyee moom ak boppam lu ko neex lay def loolu la ñu dal boo organisé wul sa économie ba nga xam ne xaalis bi nga am kas néew dina am jeexital doo ko def foofu la ñu lajjee moo tax Sénégal dañu war a def attention bu baax dañu war a def attention bu baax ci politiciens yi waaw ñi nga xam ne politique lañ jël def ko métier parce que toppatoowuñu loolu toppatoowuñu naka la ñuy def ba koom-koom bi jëm kanam dañuy toppatoo naka la ñuy def ba distribuer ay t-shirt joxe ay xaalis daal di ger ñii ger ñële ba jot ci pouvoir bu ñu ci jotee seeni mbiru bopp la ñuy lijjanti du ñu lijjanti mbiru économie réew mi kon loolu mooy problème bi moo tax fi ñu toll nii wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañu de. mais yéen opposition bi boo leen di wax nag day mel ni daal dara doxul léeg-léeg sañu jiit leen ne leen yéen ay nihiliste ngeen yéen gisoo leen dara lu baax lu Macky Sall def par contre ñoom nee nañu enfin sur le papier li ñu bind mooy taux de croissance nit ñi yokk nañu de 7,2%. waaw loolu alors que ñoom bi ñuy ñëw fii nii 5. loolu lu baax la non loolu lu baax la parce que croissance boobu bu ñu ko amul woon kenn du ñu lebal dërëm croissance bi dafa am importance parce que cadre boobu bu baaxee mooy tax ñi lay lebal la comme ci dund ci leb ngay dund boo amul croissance kenn du la lebal nguur gi bu ñu amul woon croissance Sénégal fayit na bu yàgg. mais croissance bi ci fan la feeñ. waaw mais est-ce que feeñ na ci Sénégalais non feeñ na ci leb bi xam nga Sénégal ñu ngi leb façon bu ne ñu ngi dem sax leb ay eurobond parce que nit ñi dañu gis ne économie bi taxaw na mais ki lay lebal seetluwul fu xaalis bi du jógee seetluwul ndax am na njëriñ ci population yi wala amul njëriñ l'essentiel daal na xam ne économie bi dëkk bi am na stabilité nit ñaa ngi liggéey mu lebal la ñooñu la intéressé mais ñun biir Sénégal ñi fiy dund jigéen ñiy wasin ci sareet yi femmes yi nga xam ne dañuy jël paanu gerte di ko xolli pendant 4 jours pour am juróom fukki dërëm ñi nga xam ne dañuy am problème mu ndox di rang ñooñu soo leen waxee am nga croissance 10% sax duñu la faale parce que toppatoo moo tax ma ne la réew mi dañu war a ëlbati ni ñu ko tëggee économie réew mi ni ñu ko tëggee moom moo baaxul loolu moom mooy problème de fond. voilà d'accord ñu daal di waxtaan nag ci wàllum actualité ba léegi nii le président ak wàllum justice bi. gis nañ nag justice Sénégal moom yaakaar naa ni diggante daaw ak ren ni leen fi ŋàññee publiquement loolu est-ce que loolu tam honoré na suñu homme politique yi ak justice bi ci boppam sax. waaw xam nga affaire justice moom dafa nekk lu sensible dafa am importance boo xam ne boo ci jógul rek mun na indi musiba boo xam ne doo xam foo koy waxee justice waruñu parparloo waruñu ko def fenn. te Sénégal parparloo dafa mel ni def fi sax. boo demee sax benn mairie di wut ay pièces da ngay gis koo xam ne day ñëw même rang nga war a rang sax def da ngay gis koo xam ne day aw ci suuf ñu defaral ko parparloo moom la ñu war a dindi Sénégal parparloo nag bu demee ba yegg ci justice nga xam ne justice dafa sensible parce que yàlla mooy àtte te képp kuy àtte da ngay def attention parce que da nga koy layoo pourquoi nag ñu dem ba justice bi sooxee ba surtout ci wàllu politique ñuy jël nit di ko jaarale yoon boo xam ne bii dafay violer règles yi nga xam ne moom lañ ko def li ko waral mooy justice bi dafa amul indépendance par rapport ak pouvoir exécutif loolu solution yi ñun ñaar lañ ci gis benn bi mooy nga fexe ba juge yi nga xam ne bëgg nañu juger normalement nga mettre leen dans de bonnes conditions même ñi ko bëggul boo leen mettre dans de bonnes conditions de jugement ak def seen liggéey dinañ ko def ñaareel bi nag nga surveiller leen la de façon stricte ñun dinañu renforcer l'inspection générale de la justice pour fonctionnement justice bi ñu koy surveiller képp ku jaarul yoon ñu teg la ci yoon ba ñëpp gis ko loolu bu ñu ko commencé def rek léegi da ngay dégg justice bi doxul mais doo dégg mukk ñu ne la ñu ngi sanctionné sanction bi dafa war a am muy ci auxiliaire de justice yeeg
avocat yeeg magistrat yeeg partout képp ku jàdd yoon dañ la war a teg ci yoon loolu bu ñu ko defee rek léegi yëf yi jaar yoon. Sénégalais yi seen bopp aussi. waaw. Sénégalais yi seen bopp. aussi fexe ba di def loo xam ne lii dafa jub dafa jaar yoon loolu aussi c'est très important. d'accord waaw d'accord mais nag ni mbir mi tëddee nii aussi tamit nomenclature bi tam ni mu tëddee. est-ce que foofu tamit ngir daal exécutif bi bañ a laale ak judiciaire bi dina yomb parce que bu ñu waxee ne le maître des poursuites le procureur de la République c'est le ministre de la justice qui est son boss mooy patron ministre de la justice c'est le président de la République moom moo fa ne président de la République nekkaat président de parti bon loolu tamit. non xam nga loolu. man pour man loolu daal c'est pas le problème de fond parce que. c'est pas le problème de fond. c'est pas parce que le Ah bon? président mun na nommer directeur général des douanes. waaw décret directeur général douane moo koy nommé mais man président mu nekkee directeur général des douanes munu ma ne dédouaneel kii bàyyi kële damay bañ. amu ci droit parce que taxes yi tax ma nekk directeur douane li ma war a liggéey dañ ko bind mu leer. juge bi li mu war a def dañ ko bind mu leer. soo bañee mu amaat pouvoir dàq la. mais parce que moo signé le décret ma ne président du buur. ah non président du buur mais ni muy demee Afrique. Sénégalais yi ñun sax Sénégal lañ xam ni muy demee. président de la République moom mooy nommé civil comme militaire. mu xëy wax la ne la defal lii wala nitam ne la defal lii nga bañ ma mu xëy moom tamit amaat pouvoir. ma ne dàq la loolu day am dañuy dàq nit parce que dañ ko def loolu lu jaaduwul mu def ko loolu mu bañ ko def. mais séparation pouvoir yi anañu. waaw mais attends loolu dama lay expliquer c'est-à-dire que nit ku nekk poste bu nga nekk. waaw li fay sa wàccuwaay waroo d'accord kenn jéggi la loolu mooy fulla parce que Sénégal ñëpp a ko bokk. mais à condition que séparation pouvoir am. séparation pouvoir li koy amloo. waaw mooy fulla bi justice bi war a am. waaw benn fulla bi justice bi war a am ku nekk li nga war a def nga def ko xam ne kii ñu élire dañ ko élire pour quelque temps bu fu jógee daf fiy jóge nga xool sa diggante ak yàlla xam population bi nga xam ne ñoom tu rends la justice au nom du peuple. kon yéen boo leen faloo yow nii mbir mi demee nii nga koy baax. non lu tax États-Unis ñuy gis ay procureur di attaquer ay décisions président. dinañu def ay réformes dama la ne c'est pas le problème de fond c'est pas l'essentiel pour avoir pouvoir pour avoir justice bu normal. waaw l'essentiel ñun gis nañ ko ñun axe bi ñu njëkk a gis mooy justice bi ñu fexe ba mu normal ci wàllu affaire investissement ñi nga xam ne dañuy dugal seen alal ci réew mu wóor leen ne dañ leen atte te du am parparlo benn ñaareel bi magistrats yi ñu former leen ñu am spécialité yu wóor parce que magistrats yi dafa am dossiers yoo xam ne dafa leen di dépasser parce que ñu ci bare amuñu spécialisation dañu war a def tous les moyens pour ñu xam dossiers yi bu baax ñu bañ leen a nax ñetteel bi ñu fexe ba surveiller justice bi ci ni muy fonctionner ba pare nag ñu tànn l'homme qu'il faut à la place qu'il faut boo tànnee ay nit ñu xarañ ñu wóolu seen bopp mais doo leen def loolu n'importe quoi. nan nga mën a tànnee l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. voilà loolu nag candidature ngay demander bu ñu nee tel poste ubbeeku na nga ne poste bi lii la laaj nga def candidature ñu seet ki ci gën ci côté boobu ñu tabb ko fa kooku boo ko fa tabbee du am sentiment que président bi moom moo ko élire wala moo ko fa nommé du moins. mais suñu secteur yu bëree bëri monsieur le président la crème ñi ñu jàppee woon crème quoi fii nii ci dëkk bi les technocrates comme ñu mel ni yéen sax léegi jéngu ngeen ba tuddee seen bopp mouvement jéngu. ñu bëree bëri ñoo xam ne xamewuñu leen wàllu politique dañ leen di nommer presque jëndaloo leen carte membre parti au pouvoir bi. mais foofu léegi nan la l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mën a nekkee. moo tax ñun suñu réforme bi ñuy njëkk a def. mooy on va casser ce système là. waaw bëgg a poste. dem daw làqu ci parti politique. loolu c'est une honte. waaw ñun administration li ñu ci xam sa compétence nga ñëw teg ko fa soo amee droit politique nga dem choisir parti bu la neex loolu la système bi institutionnalisé dem nañu ba ne seen élection ku gañewul duñ la jox poste donc poste yi bu ñu la ko joxee da nga koy jël mettre ko au service du pouvoir loolu mooy yàq administration bi et loolu li gën a tax ñu bare di jóge ci administration bi di dugg ci politique loolu la parce que dañu gis injustice boobu gis koo xam ne kii warul nekk ci poste bi parce que dafay politique ñu teg ko ci poste bi donc ñun dañuy def appel à candidature ñun identifier nañu poste yi am importance Sénégal yépp dinañ ci def appel à candidature choisir ci ñett président bi désigner ci kenn ñu jox la objectif bu leer jox la moyens yi war wax la emploi yi nga war a créer ba pare nag surveiller la ku bëgg a politique nga dem politique yi mais administration ak yenn postes yi nga xam ne dafa sensible ci fonctionnement dëkk bi am importance ci ménage yi ak ci entreprise yi kenn waru ko jël di ko joxe sur la base de critères politiques yow laal nga mbir mi loolu moo yàq Sénégal mais bu ñu tolloo réewu Sénégal ak li nit ñi sonn pendant 58 ans pour bâtir un état ñu dem ba nga xam ne bii nit mooy décider même député
da ngay toog sa bureau décider ne kii mooy nekk député tel quartier mu ñëw koo xam ne quartier bi sax boo demee kenn xamu ko fa donc système bi dafa pëccëxoo benn pëccëxoo boo xam ne aujourd'hui ku jógul pour politique pour changer système bi rek yow xamoo li xew. yow xamoo li xew donc président ñu ngi woon ci wàllum justice gis nañu nag l'affaire Cheikh Bamba Dièye ñenn ñi jàpp ne daal li mu wax nii am na ñu ko fi waxoon ñeneen ñi ne lii bañ ne procureur mujj na ci dugg et cetera et cetera bon mooy li ma waxoon ci justice léegi nii rek. xam nga wax balaa ngaa toppatoo wax da ngay toppatoo jëf ji wolof dafa ne luy ay di njàmbat comme justice bi dafa lëmbe réew mi am ay problème du ñàkk nit ñi wax ci ku ne nag ak ni ñu ciy waxee ak non assumé li ñu koy waxee. ñun dañuy remercier ñëpp ñoo xam ne dañu taxaw duut baaraam ci li doxul ci réew mi Cheikh Bamba Dièye ñu ngi koy encouragé ci épreuve bi moom député la xam na nu muy défendre nit ñi dinañ ko défendre mais li mu wax ji amul solo li am solo mooy jëf ji ndax li ñuy wax dëgg la lu ciy dëgg lu ci dul dëgg ñu fexe ni ñu ko saafara ñun daal loolu moo ci suñu point. mais nag gis nañ ne tamit président Macky Sall yéen opposition bi da ngeen koy ŋàññi rek mais reddition des comptes la woote de. waaw xam nga nag reddition ku ñu dénk woo la. waaw ne la ñëw ñun ñoo njëkk a d'accord reddition des comptes. ñun moom ñoo njëkk a d'accord mais li ñu jaaxal ci reddition des comptes bi rek dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. ah bon waaw reddition compte boo xam ne doo ci gis koo àndal ku def njaaxum bu ëllëgee mu changer parti dossier ñu classé ko wala ñu blanchir ko mu dem waaw boo defee liste ne ñii la ñuy topp nga topp genn wàll gi bàyyi genn wàll gi te sa biir njaboot amul kenn koo ci topp kuñ ci topp sax ba ñu ne ba mu taxaw nga ne ko toogal loolu la ñu gis. ma ne naxaate bi baaxul. dañ fi waxoon la patrie avant le parti léegi dañ ko juutal dañ fi waxoon famille du dugg ci affaire u état dañ ko juutal dañ fi waxoon ne dañuy fexe ba nit ñi dootuñu ndóol dinañ am lu ñu lekk aujourd'hui tey la nit ñi gën a alko loolu moom dafa amul werante ci loolu la président Macky Sall war a expliquer Sénégal yi naka la def ba lajj pour que keneen kuy ñëw bañ a jaar fi mu jaar moom mission boobu la am Sénégal loolu moo ko desee ci mission dernière mission Macky Sall ci at bi des mooy mu woo Sénégalais yi ne leen sénégalais autres étrangers qui vivaient parmi nous joxoon ngeen ma réew mi yéen ñëpp ngeen yaakaar ma 65 pour cent def naa la ma mën waaye li ma mën moo barewul lajj naa fi ma jaar ba lajj nag erreur bii laa def ak bii kii ñëw na fexe ba bu mu fa jaar foofu lañ toll Sénégal. foofu kon daal Macky daal dafa war a dem. non dafa dem ba pare c'est-à-dire banqaas bu fàq daanu bi mooy ci dër bi lay daanu wala ci gannus di kay moo fi des. léegi remplacer ko na dem du politique mooy politique mooy lan nga fiy teg ñun li ñu soxla ci Macky Sall mooy expérience su échec am mu wax ñu ko pour ñu bañ a jaar foofu donc ci loolu la ñu toll échec boo xam ne bi du lu ñuy werante yéen ñëpp yëg ngeen ko léegi naka la ñuy def ba defaraat yan mesure la ñuy jël ci wàllu justice bi yan mesure ci agriculture bi yan mesure ci élevage bi ba nit ñi mën a noyyi Sénégal dañu mais boo yow est-ce que gis nga nit ñi nu ñu sonnee est-ce que gis nga nit ñi nu ñu sonnee da ngay gis nit ku am ñeent fukki at sax boo gisee da ngay foog ne juróom fukki at la am góor ak jigéen xale yi jaaxle kenn amatul la def léegi loolu moom werante amatu ci moom la ñu dimbale rek wax ñu nu mu def ba échoué ak fi mu jaar ñu bañ faa jaar. ko defee mais moom mi ngi joxe rendez-vous 2020 pour inaugurer ay stade bu bees. waaw mun nañ ko invité inauguration loolu dara nekk ci. non pour moom mu inaugurer ko. waaw dañ koy invité inauguré kay fekkee rek inauguré mun nañ ko jox sax mu dagg ñu ne ancien président moo ko dagg loolu moom xam na li muy wax xam nga moom dañ ko déy boo gisee muy jóg di campagne yi dañ ko déy de xam na lu xew. ne ko pare na ci. bien sûr bu ko dee RCA la wala ay. loolu dama xaw ma ko xam nga nag déykat yi dañoo bare. non moo tax ma ne la ndax renseignement yi ñoo ko dee wala ay déykatu guddi yi am na déykatu bëccëg yi borom xarxa fuufa yeeg ay lépp day am mais buñ la dee rek nga jóg xam nga jékki-jékki rek jóg kenn waxu la nga naan maa ngi inauguré fii di ay basket ak ay lamb ak yooyu xam nga am na te liggéey bi nekk fii nga war a liggéey Sénégal war a avancer. mais li jaaxal sénégalais yi mooy opposition bi daal élection bu ñëw ñu ne Macky daanu na et cetera foo dem noonam yee fa ëpp ay soppeem mais moom élection yi dafa gagné de. 2012 ba léegi mooy gagné. xam nga élection non 2012 dafa gagné. ba léegi laa wax. xaaral rek moo wax la élection. référendum bi gagné wul. élection. député yi. élection dafa am yoon. moom dafa ñëw. waaw gis ne fichier bi. ak nit ñi ni ñuy comporté woo bu ñu ko defaree élection yi dafay leer nañ. parce que ci la jaar ba gagné. bi mu ko gisee xam nga lu mu def dafa commencé jaxase carte gi
premier jaxase carte nga yeewu ne yéen ñëpp dinaa changer seen carte d'identité ak seen carte électeur amul concertation amul kenn mais pourquoi mu def ko ñun xam nañ ko li tax mu jékki-jékki ne day changer carte d'identité parce que système bu njëkk bi baaxul ci moom benn ñaareel ba nga yeewu ne man de léegi damay dugal parrainage nga ne da ngay def semblant consultation daal di forcer pour dugal ko mais nee naa la fii Sénégal parrainage o marrainage bureau de vote transfert électeur lépp lu ñu mën a def sénégalais yi voté bu ñu amee détermination voté bu ñu jëlee seen carte yónnee ko Koulikoro sax ñu dem ba Koulikoro jël ko voté seen détermination bu ñu ko amee Macky Sall premier tour sax du ko weesu day dem élection daal di génn ñeneen dem loolu mooy réalité Sénégal te dañ koy xeex de du lu ñuy bàyyee nit ñi ñuy ñëw def lu leen neex ñu ne woy yeewu suba nga déclarer ay résultats kooku opposition bi du ko nangu te moom xam na ne opposition. mais est-ce que opposition mi ngi ci loolu li ngay wax nii est-ce que opposition mi ngi ci loolu. ñu ngi ci gis nga front yi ñu taxawal ñu ngi ci bu baax dugal ci àll bi nga xool nit ñi ñoo yore Sénégal nit ñi ñooy voté. mais yéen a taxaw ci jëlee ko fi wala moom moo taxaw ci amaat deuxième mandat. waaw mais xam nga moom nag dafa mel ni ko taxaw ci amaat deuxième mandat. xam nga kuy gént. nee na combat bi combat am la. 2019. waaw moom évidemment c'est normal mu nekk combat parce que dafa bañ daanu bu métti déggoo lu ma la wax moom bëggul daanu ci dër bi dafa bëgg a daanu ci gënus gi. moo tax muy wàññi kii bi loolu rek moo ko fi jëkkati mais moom xam na ne ban Sénégalais mooy voté la ci Macky Sall yow tamit ban Sénégalais nga gis muy voté Macky Sall loolu mooy juróomi at yi nga dund amoo ci loo xam ne lii defal nañ la ko ba mu am jeexital ci sa àdduna ba nga gis ko te juróomi at yi di ñëw yaakaaroo mu defal la ko nga ne da nga koy voté kooku xaru la mais loolu Sénégalais yëpp xam nañ. Sénégalais yoo xam ne d'accord léegi ñu ñëw ci mouvement bi nag président sa base nag nekk foo xam ne moom dafa politique Grand Yoff moom xam nga ne moom buñ ko tuddee xel yi dem ci Khalifa Sall xel yi dem ci ñoom Adama Faye léegi sax Mimi Touré moom dem na Kaolack Boubacar Camara ñëw daal nekk koo xam ne technocrate la su ma neexee ma dépé na xamuñ la woon ci wàllum politique nga ñëw ne juux seen biir yow moom foofu rek liggéey la ci yow balaa Sénégal di ñëw. waaw xam nga man Grand Yoff nag wax dëgg yàlla dama fa bokk. waaw yàgg fa lool dëkk fa xamante fa ak nit ñi amante fa ak ñoom jàmm respecté leen xam ne ay jàmbaar la waaw foofu moom bu ñu yeggee ci cappaandoo go rek dinañu xool ñun moom di bàkku di dem ci làmb ga jóge ci làmb ga di bàkku boo ko gën waaw man daal waa Grand Yoff wóolu naa leen xam naa ne man ak ñoom am nañu accord boo xam ne dara mënu ko dindi te du accord boo xam ne accord politique la parce que man xaaruma bay politique pour respecter population Grand Yoff xaaruma bay politique pour fexe lépp lu ma mën a dugal sama loxo ma dugal ko. d'accord da nga nekk ci coalition wala da ngay nekk candidat. waaw man bi ma réfléchir ba xool ne dama war a jóg taxaw ci li war ci réew mi dama ne man du man maa fi nekk man kenn dama fi fekk ay nit yuy xeex ci wàllu politique bu yàgg. ma ne kon du ma tëb rek déclarer suma candidature ne damay nekk candidat monté pare naa pour nekk candidat liggéey naa ko taxawal naa programme xam naa ne bu ñu ma joxee réew mi mesures yu may jël xam naa naka lay soppee réew mi parce que ku fekkee fi ñuy collecter recette Sénégal jëlee ko fi ma ko jëlee yóbbu ko fi mu nekk ku fekkee fi ñuy jëlee xaalis bitim réew xam ni ñu koy négocier coopération internationale ku fekkee ni ñuy defaree tali aéroport bu fekkee ni ñuy redresser affaire u énergie nu ñuy aménager territoire xam nga nu ñuy defaree réew kon xam nañu li war ci réew mi pare nañu xam it fu nit ñi nekk nit ñi ko war a liggéey xam nañu fu ñu nekk ci administration bi xam nañu fu ñu nekk ci privé xam nañu naka la ñu mën a redresser Sénégal rapidement mais du affaire personnelle moo tax ñu ne nañu seeti ñi ñu war a seeti ñëpp waxtaan ak ñoom ci loolu la ñu nekk waxtaan bi nag sotteegul waaye li leer ci waxtaan bi mooy ñun ñëpp dinañ d'accord ci programme dinañ d'accord ci équipe bu ñu d'accord ci équipe nag dinañu xool kan mooy jiitu pour nekk candidat bi wala ñan ñooy nekk candidat man bokk naa coalition fippu moo xam ne ñu ngi liggéey ci loolu am na ñeneen aussi ñoo xam ne bokkuñu coalition fippu ñoo xam ne ñu ngi waxtaan mais yaakaar naa ne opposition bi actuellement am nañu maturité bu war a tax ñu dajaloo pour seet ku jiitu ki jiitu wala ñan ñooy nekk candidat bu ko defee ñu lëkkaloo am suñu accord mën a changer situation donc loolu foofu lañ ci toll te bu jotee te yàggatul
parce que parrainage baa ngi ñëw il faut candidats yi ñu xam leen pour mën a dugg ci combat parrainage bi donc loolu yàggatul bu yegsee rek dinañ leen wax yéen ñëpp fuñ ci toll ak naka lañ koy taxawalee. maanaam ci kaw gàttal yow pare nga ngir nekk candidat waaye dàqoo tamit bootu ci ginnaaw keneen. wallaay dàquma ko de waaw. na fekk rek li ma wax rek. mais c'est que opposition bu Sénégal itam lii ngeen di gëmloote nit ñi rek bu ñu demee ba ca au finish li amoon ci man koo wattu bi ku nekk daal di daw jiital sa intérêt ba tax nga yàq lépp. waaw mun nañ ko éviter. parce que loolu leçon bi mu leen jox surtout législative yi passé yaakaar naa ne dinañ ko éviter. fexe nag am benn candidat du obligation mun nga am benn mun nga am ñaar l'essentiel il faut avoir le minimum de candidats pour que ñu mën a rapidement éliminer Macky Sall au premier tour ba pare def coalition boo xam ne bu ñu ñëwee du ñu xëccoo suñu biir dañuy ñëw rek commencer liggéey loolu ci la ñu nekk yaakaar naa amuñu ci problème ñun daal amuñu inquiétude ci loolu. ci loolu noonu parce que nit ñi ñëw dugg ci politique bi bàyyi li ñu bàyyi yëpp dugguñu politique pour caaxaan dañu dugg parce que intérêt réew mi la. donc ñëwuñu pour ay poste ak yooyu bu doon ay poste Macky Sall façon poste bu nekk ku mu gis ku yëngu rek mu proposer le poste parce que foog nga ne bu la joxee poste rek këf nga la da ngay noppi yooyu ñun dañ ko peesu Sénégal fi mu toll ci danger moo tax ñun ñu mobiliser wu pour politique donc yaakaar naa ne opposition bi dinañu am maturité boobu wallaay loolu laa la bëggoon wax. ñaata larron nga xalaat ne mën na nekk. ñaata. politique yi fii société civile fii troisième larron day génn wala. waaw fii nag amul larron yi ñoom xam nañ fi mu nekk. waaw ñun fii ay nitu sénégalais yoo xam ne yi conscient nañu ci combat bi waaw et je pense que mënuma def analyse mais bloc yi ñu gisagum mooy que am na ñetti bloc yoo xam ne yi mënul ñàkk ñu am candidat waaw. mooy ban ak ban. waaw bloc yi nga xam ne yi dañu génnoon ci pouvoir bi ñoo ko yore woon dañu ñu bëgg a dellu si c'est normal bloc yi nga xam ne dañu àndoon ak président Macky Sall en 2012 xuloog moom ci diggante bi mun nañu ànd mun nañu am benn wala ñaar wala ñetti candidat ak bloc bi nga xam ne bii man moom laay tuddee la nouvelle opposition politique man ci la féetale sama bopp ñooñu aussi dinañu am candidat donc bu ñu organiser woo je pense que dinañu am candidat yu baax ku ci nekk am koo votel bu ko defee ñu changer Sénégal. président ñu des ci mouvement bi ba léegi ne leen nag moom nan lay dundee nii Sénégal dafa mi ngi fépp ci 45 départements yëpp wala. waaw ñun suñu mouvement bi ñu ko taxawalee. dañu seetlu ni Sénégal dañu soxla ñu wax leen benn discours dëgg li nit ñi tàmm politique da nga ñëw jug xaalis di ko séddale loolu ñun dañ ko éviter dañu dem seeti ci gox yépp ñan la nit ñi déggal ñan la nit ñi respecté ñan la nit ñi teg foo xam ne fii fu ñu leen joxoñ ñu topp leen ñooñu lañ dem seeti waxtaan ak ñoom expliquer leen suñu programme ñooñu ànd seeg ñun ñu taxawal suñu mouvement wër Sénégal ba mu daj moment bi ma lay wax nii ñu ngi ci dëkk bi fu ñu war a dem képp ku ñu dégg na nit ku baax la te pour notre programme ànd nga ci ñu ànd ak yow noonu la ñu organiser ñun nag ay volontaire lañu soldat dañu am ay volontaire ku ñëw indi fukki nitam ñu vérifier volontaire boo bëggee nekk délégué sous-officier la comme armée rek boo indee téeméeri nit bokk délégué boo indee juróomi téeméeri nit nekk sentinelle maanaam officier mu des nag staff bi nga xam ne moom mooy diriger mouvement bi moo am ay ñu xarañ ñoo xam ne dañu xarañ ci wàllu indi ay nit am ñu xarañ ci wàllu seen spécialité yi ñu am ak ñoo xam ne ñii dañu am conviction bi ma am ñu ànd ci pour defar réew jël seen alal def ci jël seen temps def ci noonu la ñu organiser moom laay wax toujours ma ne yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewul. ñun soxlawuñu ay déclaration ay ñii kii jóge na parti bi ñëw fii yooyu amul solo li am solo mooy ñu organiser wu pour avoir des représentants ci bureau de vote yëpp ñu organiser wu pour que suñu militants yi ñu jàngal leen vote yi naka lay demee ñu organiser wu pour que njuuj njaaj yeeg porox ndoll yi gars yi di buggal yëpp ñu mun koo tëj ba nga xam ne bu ñu joxee résultats yi dinañu gis ne liggéey bi ñu defoon def nañu. d'accord mais nag ak loo leen dëggu technocrate yeeg ba ci religieux yi sax bu ñu duggee ci ëttu politique bi rek ñu bëree bëri weddi leen ndax gars yi li ñuy wax tey ak li ñuy wax ëllëg moom. loolu du question technocrate. comme yàlla ak yàlla. wax lu waroo ak jëf ji kooku ci jikko la buñ la ko booy am na politiciens yoo xam ne loolu mooy seen. politiciens dañu ko miinal nit ñi je veux dire. ñun du ñu ay politiciens. ñun c'est ça que j'ai dit dama ne doo leen ay politiciens mais da ngeen dem boo leen duggee ci biir rek
yéen ñëpp ñu boole leen ci biir saako. waaw xam nga nit ñi boole la ceeg ak bokkuma ci xam nga gaalu xaj kuñ ci sédd fexeel ba bañ cee lekk rek xam nga ñun fi ñu jaar ci Sénégal fi juddoo fi yaroo fi nekk fi soldat kenn mosuñu sponsorisé kenn mosuñu pistonné kenn mosuñu pousse ñuy fexe di def suñuy concours ñu jox ñu ay responsabilité état jox ñu ay milliards ñu toxal ko ci yoon mu leer nañ lépp lu ñu mos a jox responsabilité ñu leeral bu ñu nee ba toll fi ñu toll at bi ñu toll du ñu ndëg dugg ci ay affaire caaxaan di wax loo xam ne gëmoo ko ak yooyu ñu dañ ko ban intérêt lañ ci am ñëw ne Sénégalais man rus naa loolu sax ak sama njaboot samay ñi ma yaakaar ak ñi ma xam dañ ma mos a respecté ma ñëw di leen wax loo xam ne gëmoo mais loolu mooy différence bi ñun loolu la ñu gëm loolu la ñu teg sur la table ku ñu ci fekk si ñu ànd képp lépp luy caaxaan na tegu fële ku mosul caaxaan ba toll fii nga toll mais doo dugg si caaxaan kon Sénégalais aussi war nañu comprendre ne ñoom loolu arrangé politiciens ñu yeew rek ne ñoom ñëpp a yem et cetera pour que nit ñi bañ a détourné wu ci affaire politique bañ a voté dañu bañ ngeen voté ji parce que boo leen voté jee rek situation bi changé parce que ñi voté jiwul ñëpp dañu d'accord ak li fi nekk de wala taluñu leen dañ leen war a tal nag pour mun leen a changer donc loolu moom travail d'explication la boo xam ne bii ñu ngi ci et je pense que ñëpp war nañu ci dimbale pour Sénégalais yi xam seen doole. d'accord gisoon nañu àndoon nag ñoom Abdoulaye Wade am na ñu ànd ak ñoom jékki-jékki taxawal seen benn kuréel di jàppale Macky Sall lu mel ni ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye ak ñoom it seen bi nga ko déggee affaire nan la def defuloo dara de. wala ay politiciens leen rek. waaw xam nga man nag li may bett bareetul de Sénégal. xam nga man dama fekkee man 2000 maa doon directeur douane ma fekkee première alternance gis ñii di dugg ñii di génn gis ñu perdre seen poste di jooy ba seen baxate yi di tuuru ma dem 2012 man maa doon secrétaire général ministère gis ñii di dugg ñii di génn man façon politique fu ne gis naa leen gis naa ñu topp diw bu ëllëgee ñu topp li ma gis fu ma ko doon nettali di nga ree ba sonn kon nag man yoo xam ne yi bettu ma man nag du muy wax ci ay affaire nit ak yooyu waaye li ma fekkee bare na de. mais lii bettu la quoi yow. man mënumaa bett dama gis lu bare mais li ma gis nag xuma neex na de xam nga loolu idée la war nañ ci waxtaan bés. du ma tudd tur yi mais naa leen nettali ay histoire yoo xam ne di ngeen ree ba sës day tax nga xam ne di nga gis nit ci télévision bi muy wax mu am benn semblant de respect alors que nit waru ko sax respecté Sénégal valeurs yi toll na foo xam ne mais loolu buñ ko yaree suñu doom yi rek adduna dina tukki moo tax c'est extrêmement important ñu remettre valeurs yi en cause maa ngi koy waxtaanee di ree sax mais waruma ree loolu nit ñi ñàkk valeur bi ñu am ci réew mi kenn xamul fu mu toll moo tax kenn mënatul wóolu kenn ce combat là pour les valeurs c'est un combat essentiel moo tax boo leen gisee nit ñu baax ñoo xam ne dañuy jóg di politique da ngeen leen war a encourager da ngeen leen war a encourager bu baax jàppale leen parce que loolu moom mooy solution pour Sénégal c'est très important. très important mais Boubacar Camara dafa am ay antécédents ak Macky Sall wala amoo leen benn problème de. man amoo problème ak benn homme politique. non nekkoon nga DG douane nekk tam secrétaire général ministère ba bon. xëy na mosuñu man Macky Sall ñoo bokk Fatick di man sama papa ak sama yaay Fatick lañ nekk mosuñu am benn problème. on a tous non xëy benn jour nii génn ci appareil bi rek ne waa ji daal. dafa non man mosuma nekk ci appareil yu kenn. non Macky Sall déjà appareil yu Macky Sall APR. mais appareil yu état laa wax. mosuñu liggéeyandoo ci wàllu état man ak moom. mais nekkoon nga ci état je veux dire. déglu rek dama lay expliquer. waaw moom bi mu nekkee premier ministre boobu génn na douane dem nekk disponibilité dem nekk avocat Paris ba muy génn ma dellu si 2009 bi may ñëw 2009 fekk na mu dem ma nekk 2009 ba 2012 ma nekk ministère bi ma ñëwee mu nekk jël pouvoir bi des naa ci secrétaire général bi quelques mois ñoom ñëpp dañu bëggoon ma toog ma ne leen man mënumaa toog. ma tax mënoo woon a toog. parce que dama xool ne dama ñëwoon rek man pour jàppale sama réew ma gis nag yu bare yu tey sama xel ma ne naa jël quelques années pour xool fan la jëm moo tax ma jël 3 ans yooyu bi ma jëlee 3 ans yi ba 2015 man 2015 laa def retraite anticipée inspection générale d'État ma génn carrément ci système bi ma génnee nag laa commencé réfléchir ci naka lay organiser wu. li créé naa fi mouvement de jeunes dimbale jeunes yi ba ñu am seen livre ba am les 45 recommandations léegi nag ma dugg ci langue politique ci diggante bi ma nekkee ci privé bi aussi wax dëgg yàlla man awma benn problème Macky Sall damay recevoir ñuy waxtaan affaire économie di waxtaan affaire état man awma problème ak nit Sénégal. système bi daal nga amal problème. man intérêt Sénégal su ma gisee ne du fii rek ma taxaw lu ma jaral mais lu ma jaral mu ngi nii man dama démissionné samay poste bi pour ñëw combat politique te kenn fayuma ci dërëm kon man ay nit yooyu moom intéressé awma benn problème ak kenn léegi nag ku laal Sénégal rek man maay taxaw
ak lu ma jaral la. ak lu mu la jaral d'accord mais président kon ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak président Boubacar Camara jiite nag mouvement bi di Jëngu di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.